salaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu nekk turam ak santam di leen dalal ci iRadio bu groupe Media Invest dem ndekte tey di dalal ay kàngam di waxtaanee réew mi xam nga ne démb waa RASA rapport alternatif sur l'Afrique gën nañuy benn rapport mi xamante ne di wax maanaam suñu Afrique bi naka lay doxee ak nañu war a jubantiwaat réew yi suñu économie yi suñu société yi suñu culture ak lépp li xamante ne day tax réew sokkaliku loolu moo tax te ñu am mbégte di dalal kii di Cheikh Gueye di secrétaire permanent bu RASA ñoom ñu génnee rapport boobu di am nag tamit ak kii di Youssou Diallo di président club Sénégal émergent ñu leen nuyu di leen sant di leen dalal suñu studio Cheikh da ngeen génnee benn rapport mais ci rapport bi bu ñuy liiree da ngeen naan dafa am li nga xam ne dañu war a soppi nu suñu réew yi doxee ci mbirum économie ci mbirum santé ci mbirum culture ci mbirum social ci mbirum bu ñu commencé ci mbirum maanaam économie lan la ñu war a jubantuwaat suñuy réew yi parce que gis nañu Covid bi am na réew yi bëri am nañu jafe-jafe waaye ba léegi suñuy président yi di kon dem France di wuti foofu koppar yéen yaakaar ngeen koppar yooyu ñu wuti mën nañ ko am fii ci Afrique defar seen bopp. jërëjëf Alassane maa ngi lay nuyu bu baax ci di la remercier ci invitation bi nuyu doyen Youssou di rafetlu bokk ak moom jotaay bi ku ñu yàgg a topp la xam aussi ay jaar-jaaram am yaakaar ne waxtaan wi dina amal njëriñ askan wi ñuy déglu. di wax rek effectivement que ne rapport bi ñi ngi ko génnee ci jamono boo xam ni jamono après Covid la soo ko seetloo Covid daaw bi nga xamee ni jàpp nañ réew yëpp xoj ñëpp. réew yëpp dañoo commencé delluwaat seen bopp xool seen bopp fan lañ jógee fan lañ jaar xool it yan taxawaay yu bees lañu war a am ci seen digganteeg feebar bi ak li feebar bi jur. feebar bi li mu jur ci mbiru santé waaye aussi li mu jur ci mbiru koom li mu jur ci seeni société réew yëpp am boobu taxawaay ci boobu fekk na ñun ñuy liggéey ci rapport boo xam ni li nga xam ne ni mooy cëslaayam mooy wéeruwaayam mooy mbiru souveraineté mbiru moom sa bopp ndax dañoo jàpp ne bu ñuy génnee ay rapport ci suñu dëkk yi muy banque mondiale muy FMI muy banque yu mag yi ku ci nekk rapport ba ngay génne jëmale ko ci Afrique d'abord souvent du ay africains ñoo koy bind gis-gis yañ cay génne du gis-gisu africain mais en plus dafa am ay cëslaay idéologique am na lu tax a jóg rapport yooyu donc souvent nag ñun du ñu jàngat lan moo tax a jóg rapport yooyu ak rapport yooyu kan moo ko moom dañu ciy ñëw rek souvent suñu réew yi daal di ñëw rek gis rapport yi seet la rapport ya wax ci ñun fa ñu war a jaar ñu daal di koy topp waaye bu fa ñu war a jaar pour jëm fan loolu la ñu war a laaj ndax souvent rapport yooyu li nga xamee ni moom lay génne mooy naka la suñu réew yi gënee dugg ci système international bi loolu lay mesurer naka la ñuy gën a duggee ci globalisation naka la ñuy gën a duggee ci compétition internationale waaye ku nekk xam na suñu réew yi buñ dee réew àdduna bi rawante la ñoom fi ñu déparé dafa sori ndax dañ ñoo noot ci esclavage dellu noot ñu ci colonisation ba pare teg ñu yeneen nooteel yoo xam ne ñoo gën a nëbbatu waaye terewul ñi ngi fi ba tax suñu réew yi mënuñoo benn yoon dem ci compétition ci jongante suñu diggante ak réew yu mag yi waaye nag ñoom li ñu bëgg mooy ñun ñu jongante ñëw topp leen ci yoon bi nga xamee ni ñoom fa la ñu jaar waaye ñun li nga xamee ni moom la ñu jàpp mooy yoon woowu ñoom ñu jaar ñun waruñu faa jaar dañu war a wutal suñu yoonu bopp wut suñu yoonu bopp xool aussi ay nattukaay ci yoon yooyu buñ ko jëlee yoon yu bees yooyu yan jéego la ñuy dox ba yegg ca naka la ñuy nattale suñu bopp selon li am solo ci suñu bopp pour mën caa yegg léegi nag li nga xamee ni mooy Covid bi am na lu bari lu mu ñu yokkal ci jàngat yu ñu ci def maanaam daaw xam nga ni muy suñu président de la République fii muy yeneen président yi muy fépp ci àdduna bi sax mbiru souveraineté ku nekk da nga koy yëkkati tegaat ko xam ni lu am solo la daal di ne kat ñun war nañoo mënal suñu bopp defar ay masque defar ay gel réew yëpp la dal
ñi même réew développé yi nga xam ne dañoo daan dem di ko yóbbu feneen di ko fa jënd ji dañoo mujj dellu si waat xam ni réew mu nekk am na loo xamee ni da nga ko war a mënal sa bopp da nga war a mënal sa bopp produire li ngay lekk produire li ngay naan produire le minimum pour nit ñi faju le minimum pour nit ñi ñu yar leen jàng yooyu nag soo ko jàngatee bu baax ci Afrique da ngay gis ne daw nañ lu mat 60 ans effectivement waaye gis nañ léegi ne yoon wa ñu jaar du yoon wa ñu ne nag dañu takku bu bees boo xam ni lii nga xamee ni moom lay yombal mooy ñu jëlaat suñu bopp suñu deuxième indépendance saytu bu baax a baax li nga xamee ni moom la ñu war a defal suñu bopp te mu doon suñu intérêt bopp ñu bañ a féete rek ci réew yoo xam ne dañ leen di noot dañuy ñëw di jël seeni koom di kii di surtout ñu nekk ay xale ci bi àdduna bi ñeneen ñëpp màgg ñun ñu doon toujours ay xale. loolu moo ñuy menacé. waaw Youssou Diallo bu ñu wax indépendance di xool yoon wu bees ban yoon lay Afrique di war a jël ci mbirum souveraineté ci mbirum rupture. waaw jërëjëf Alassane maa ngi am kontante lool di ñëw sa émission bi nga xam ni. jërëjëf émission bu am solo la. jërëjëf et puis di am kontante ñëw ci iRadio nga xam ni rajo bu référence la. jërëjëf. et di nuyu suma rakk Cheikh Gueye et di sargal ko ci liggéey bu rafet bi ñu def et defe naa nag réew mi. am na ay baat yoo xam ne rek kàllaama ci boo ko jëlee rek dana firi li ñuy wax et am na daan nañ fi wax jàllar bi daan nañ fi wax soppi yokkute et defe naa ñu jëkk ña nag ñoo gënoon sax xaw gis mbir mi parce que PAI bu Majmout moom sa réew la daan wax bokk sa réew defar sa réew lii moo doon slogan wu PAI dafa mel na dañu dellu siwaat parce que ñun dafa mel ne léeg-léeg dañuy mel na ku jëm kanam ba sa yàgg ñu defaat au lieu de def un bond en avant mu mel na dañuy def ay bond en arrière te li Cheikh Gueye wax dafa am solo boo nee jàllar bi mooy jël li ci suuf teg ko ci kaw loolu mooy jàllar bi soppi mooy li nga fi fekk nga jéem seet noo ko gën a defaraate ba mu gën a baax et loolu yëpp nag ci xalaatin bi nga xam ne ci lañ la tënk maanaam tubaab bi tënkuñu ci wan ñu ni ñun ñi ñoom yoon wi ñu jaar ñun fa la ñu war jaar pour àgg fa ñu àgg te ñun du ñu ñoom bokkuñu ci dara bokkuñu ci der bokkuñu ci xalaatin bokkuñu ci jëfin et maanaam ay valeur bokkuñu ko. mais lan moo tax boobu ba léegi jëluñu yoon bu ñu moom ñun continuer di tënku ci yoon bu ñu tënkal ñoom. waaw kooku dafay wane dafa suñu réew yi am na sax léegi maanaam am na ay évolution parce que ñun temps yi ñu nekkee université maa ngi fàttaliku syndicat bi ñu taxawaloon en 1979 le 23 mars 1979 mi ngi tuddoon Union nationale patriotique des étudiants sénégalais ñu ne woon suñu orientation patriotique et anti-impérialiste donc xalaat yi ni ñu ngi fi woon. loolu nag dafa am ay jamono et loolu ñu doon xalaatee ba am doole dëgg-dëgg ci réew mi dem ay jamono Ablaye Wade fël ak soppi parce que li tax Ablaye Wade fël soppi nit ñi ànd ak moom mooy ñun malgré que ñi ngi doon wax loolu ñu doon wax dañ doon jël rek li Karl Marx wax li Lénine wax li Mao wax plaqué ci suñu réalité maanaam indiwuñu woon ay solution booba fekk na ñi ñu jiitu woon ñoom Majmout ñoom Cheikh Anta te Ablaye Wade sax ci génération boobu la bokkoon parce que Ablaye bu ñu fàtte ni ñi doon topp Majmout en France ci la bokkoon ñoom ñëpp ci nationalistes yi patriotes yi ak révolutionnaires yi ci lañ bokkoon ñun nag ñu ñëw di jël ay schéma rek di plaqué te alors que Lénine ba mu demee URSS dafa ñëw ni leen dañ ni marxisme moom mu ni marxisme léninisme maanaam réalité russe bi il faut que ñu dugal ko ci ni ñuy xalaate nga dem Chine
ñu ni marxisme-léninisme armée de la pensée Mao Tse-tung ou maoïsme donc fusion mu ni dañu war a jël principe yu marxisme wax ñu adapté ko ci réalité Chine parce que Chine du un pays boo xam ne classe ouvrière dafa am doole mais pays la boo xam ne essentiellement paysannerie bi moo fa nekk et c'est un pays très très pauvre boo xam ne presque jege na milliards habitants donc kooku mënul dox comme ni Occident di doxee mais ñun ñu nekkoon ci gauche bi ñu naan marxiste ak yooyu dañu nekkoon rek di ressasser léegi nag tey jii li ñu dalaat mooy dafa am lu ñu dab bi Covid bi ñëwee léegi ñëpp gis nañ ni et mag ñooñu amoon nañ dëgg particulièrement Cheikh Anta parce que Cheikh Anta defe noonu il faut que ñetti mbir bu njëkk bi ci wàllu culture maanaam caada nation nègre et culture ba mu bindee livre boobu te presque année 50 yi la wane ni il faut que nit ku ñuul moom boppam yemu fa mu ni il faut que ci wàllu culture bu ñu moomee suñu bopp ñu fexe am un état fédéral africain yemu ca mu ni il faut que ñu am ñu bare dañ koy fàtte léegi duñ ko wax une armée fédérale parce que gis nga li am Mali Barkhane nag yu kenn xamul tubaab yee fa nekk rek def li ñu bëgg def yemul foofu mu ni il faut que ñu am une banque centrale africaine mais tey jii dem Paris bi bu ñu amoon tey une banque centrale Nigéria li muy am doole am banque centrale boppam bi Covid bi ñëwee gis na ni mënul dem di wuti ay DTS Afrique du Sud c'est la même chose kon nag tey jii et Amsatou Sidibé dinaa ko Sow Sidibé minante wuñu lool mais dinaa ko rendre hommage xam nga lu tax concept bu bees bu mu indi woon muy leneen xam nga leneen mooy li bokkul ak li doon am ba léegi l'alternative boo koy wax ci wàllu doxalin politique moom mooy leneen kon nag ci xalaatin bi et ensuite am na beneen aspect bu important bu ñuy fàtte muy communication parce que xam nga xel yi wolof nee na lu dëkk ci xel yi sax maanaam bés bu nekk bu ñuy consommer li tubaab bi di wax di déglu seen rajo di seetaan seen télévision et démb d'ailleurs bi nga may kii ñu ngi ci waxtaan nga ne ma d'ailleurs ñoom ñëpp léegi dañu am ay émission en wolof am ka en fulbe am ka ci presque làkk yi ñu am yëpp parce que xam nañ léegi noot ñu yematul ci di wax tubaab parce que léegi ñun ñii sax suñu émission yi bu njëkk doon def émission bii ngay def ci télévision en wolof c'était extraordinaire c'était impensable et je crois que précurseur comme yu mel ni yéen ñi nekkoon ci Walfadjri am na rôle bu am solo bu nga xam ne def ngeen ko ci. man dama bëggoon ñëw si loolu si par rapport ak li nga wax nañ jalar bi soppar ñi jubbanti changé li waral boobu ba léegi slogan yi amul action c'est-à-dire bu ñu problème bi jaawul théorie bi ba am action concrète xam leneen dafa ñëw Russie def concrètement li Russie bëgg Chine même chose mais fii la moo tax mu resté à l'état de slogan. waaw loolu nag li nga xamee ni indi na ko bari na lu complexe la mën nañu wax ne plus facilement mën nga wax ne amuñu leadership xaj na yooyu nga xamee ni moom la chinois yeeg yenn dëkk yi am benn moment mais pour man loolu c'est trop simpliste. pour man xaj na dafa am lu am léegi te amul woon booba mooy xalaat yi muy wax ni nga xamee ni moom la ñu indiwaat yeesalaat ko dëppale ko ak génération yu bees yi xalaat yooyu ci xaj na ci élite yi la yemoon ci parti politique yi ci syndicats yi fa la révolutionnaire yi nekkoon fa la ñu bëggoon moo tax mais déjà booba boo ko seetloo inventivité bi nga génne fesal ko ci tur yi loolu wone na ni ñoom am na lu ñu gisoon am na lu ñuy gisoon tamit ne dafa war a gën a jege askan bi moo tax ñu ko doon wax ci wolof léegi nag yeggul woon fi nga xamee ni nii fa la waroon a yegg ndax booba rajo melul ne ni mu mel tey télé melul ne ni mu mel tey internet réseaux sociaux tey jii nii génération yu bees yi ñi ci gën a ndaw suñu doom 10 ans sax xam nañ lii nga xam ne ñun moom la ñuy wax ne dañu war a jëlaat suñu bopp dañu war a moom suñu bopp xam nañ ko teel nañ cee jot léegi foofu laa jëm maanaam lii tax xaj na la xewoon bii yoon du xewaat mooy ginnaaw ñi ñuy jiite buñ ci prendre conscience am na ci ginnaaw ñoo xam ne ñoo leen nar a pousse ba dootuñu mën a defar ci leneen lu dul li ñu bëgg
man tey su may xool génération wu beesu homme politique yi waxuma ñëpp. mais am na ci ñoo xam ni idées yooyu la ñu tamit porté. fésal ko léegi da ngay wax ku ci wax nga dégg mu fàttaliku Mamadou Dia wala ay homme politique yoo xamee ni ay porteur idées yooyu la ñu woon. xaj na loolu nag moo nar a tax soppeeku bi am. mais xam nga tiitaange fu mu amee. waaw ñoom Mamadou Dia. ñoom Cheikh Anta Diop leader yooyu ils avaient de solide formation politique. waaw léegi dañu xale yu bëri bëgg na def politique. mais amuñ benn formation. parce que parti politique amatul école de parti amatul dara xëy dañu yuuxu dem rek. waaw coow li dina bëri mais est-ce que effectivement conscience politique boobu am na ci xale yi. pour man pour changer yi pour man ça va plus vite c'est-à-dire que daan nga toog ay années ñu lay former ci politique ak ci conscience léegi xaj na boo defee 6 mois suivre internet suivre lii suivre là mën nga am conscience bu ko jege. moo tax pour man côté boobu. tiituma ci à la limite li ma ci gën a ragal mooy moyen d'expression bi ma conscience politique bi nga wax doon na tax ñu bari daawuñu ko woon def ci violence. dañ ko daan def ci ay idées. xamee ni voilà dañuy defante mais dañuy defante ci idée léegi nag conscience bi même su fekkee nit ñi xam nañ li ñu bëgg fa ñu bëgg a jëm seen jëfin wi dina di wuute. loolu mën na nekk jafe-jafe mais yaakaar naa ni su fekkee yàlla dimbali nañu ba fii ci Afrique Sénégal fépp am nañ ay njiit yoo xam ni déglu nañ fi askan wi toll ci li ñu bëgg comprendre nañ enjeux internationaux yi xam nañ léegi ne maanaam moom suñu bopp bu bees jot na loolu commencé na fés ndax soo xoolee ni nga xamee ni suñ ko jëlee ci démarche panafricaine bi ay yu bees mi ngi am xam nga tey buñ nee la passeport africain mi ngi ñëw buñ nee la léegi kat nee nañ dañuy cotiser pour fexe Union africaine moom boppam bañ a ci dépendre ci ay financement moo am ay moyens yoo xam ne ni mooy permettre ku ñëw di commercer ak Afrique ñu bokk même taux bu ñu lay imposer ñuy wax affaire ZLECAf ak yooyu ak ba ci discussion bi commencé tey ci biiru monnaie bi loolu moo lay won ne am na lu bees yu ñëw am na benn vague bu ñëw vague boobu nag pour man moo nar a ëpp doole vague bi nga xamee ni moo amoon après l'indépendance te pour man loolu mën na jur rupture ak basculement yi nga xamee ni moom lañ ci yaakaar. mais vague boobu bu ñu bëggee mu am il faut ñu am stratégie en interne parce que ñi nga xamante ne ñoo ŋànk suñu réew yi bëgg a continuer di pomper suñu ressources yi ils ont toujours de stratégie. France bu wooyee suñu dirigeants yi ñëw waxtaan ak ñoom parce que neex na ñun. parce que France mu ngi nërmeelu. kon nu ñu amee part de marché ci Afrique continuer di travailler seen économie. loolu suñu présidents yi xam nañ ko bu baax ñoom ñu fay dem. France mu continuer di am stratégie am. Union européenne di ko am chinois yi di ko am mais fii bu fekkee ne ñoom Afrique seen bopp dëkk bu nekk bëgg naa xeex boobu du sotti. ndaxte Union africaine bu ñuy wax ba léegi ñu koy wax rek amul. CEDEAO ñu koy wax c'est vrai mais xool nañu say situation di ko dem naka la ñu war a def justement pour que souveraineté bu rupture boobu nekk effective. waaw defe naa Alassane posé nga nag question dëgg-dëgg bi parce que wax naa ko ci beneen plateau télévision ni dama ñaawlu li waxuma sax président africain yi mais li Union africaine dem wuy ji Macron loolu laa ñaawlu parce que sommet France Sénégal mën naa ko nangu France Nigéria mën naa ko nangu ñu def ko Dakar wala ñu def ko Paris wala feneen ci ñaar réew yooyu mais li ma mënul nangu mooy que Union africaine di transporté wu à Paris pour dem wuy ji Emmanuel Macron. loolu dañ ko gis loolu maanaam dafay firndeel di nga wax ni affaire bi warul nekk cosmétique. parce que yii ñuy wax ñu ngi fàttaliku bi ñu defee le consensus de Washington nga xam moo jur privatisation yi moo jur le rapport de Elliott Berg moo jur et cetera africains yi dañu daje defar li ñuy wax le plan d'action de Lagos en 1980 gis nga NEPAD ak yi ñuy wax yëpp ci Union africaine ñun boobu on est ñi ngi woon à l'université di jàng mais gis nga boo jàngee plan d'action de Lagos ba léegi xalaat yi ñuy xalaat fii au plan économique social et culturel et tout ça
génnul plan d'action de Lagos. mais jëfewuñ ko. waaw ma ngoog jëfewuñ ko. donc xalaatin bi mi ngi am. waaye jëfee ko. mais jëfe bi. ak surtout aussi fulla bi. parce que aussi comme li wolof di wax ñu ni fulla mooy jaay Dakar. et am na attitude boo xam ne bu ñu ko continuer di am lu nit ñi xalaat lu ñu proposer dem dafay jafe kon nag li muy wane ni in fine maanaam bu ñu demee ba ca cëppaandaw la mbir mi foo ko delloo si rek daf ñuy indi ci une conscience politique africaine maanaam daal parce que vision boo gis dafa am gis-gisu àddina gis-gisu société boo xam ne moo ko lal soo gisee ni tey jii li ñuy wax élite occidentalisée yi maanaam ñi nga xam ne ñoo dem ci école tubaab bi mooy ñi jàng anglais mooy ñi jàng français mooy ñi jàng espagnol mooy ñi jàng allemand ñi jàng kalaamu tubaab yooyu yëpp en Afrique partout échec la ba ci portugais mais suñu dëkk yi ñi ciy xaw génn tuuti mooy ñi nga xam ne de defuñu école boobu mooy ñi nga xam ni ñoo jaar ci daara yi d'ailleurs boo xoolee même opérateur économique yi ñi nga xam ni ñu ci ëpp ñoo ci am une réussite mu nekk réussite bu adapté ak suñu réalité et ñooñu la donc est-ce que affaire suñu kàllaama yi maanaam jéem a au lieu ñuy seet li fi am ñu kii mais mënuñu seet beneen yoon mooy alternative mais loolu aussi dafay lalu ci gis-gisu suñu société yi est-ce que ñun dañu war liggéey pour mu am ay riches ak ay pauvres et foofu maa ngi dellu si encore ci Karl Marx gis nga boo gisee l'internationalisme prolétarien su la yàlla mayoon nga dem comme par exemple ku mel na man dem naa Israël au moins plus de 3 fois mais da ngay xam ni la société juive bindoo nga xam ne dañuy am presque le communautarisme juif mooy le communisme. D'ailleurs le seul pays au monde bi communisme am c'est en Israël contrairement à ce qu'on dit amuloon sax Union soviétique boo demee dans les kibbutz mais yow mi Alassane booy liggéey Cheikh Gueye di liggéey seen solde kibbutz bi moo koy jël répartir ko xale yi fañ leen di yare ñoom ñëpp ñoo ko bokk tenue yooyu ñuy sol ñoo ko bokk argent de poche bi ñuy jox yëpp yow ingénieur bi yow xaw ma nangam yéen a koy bokk. et ensuite boole ci kibbutz bi unité militaire la pour défendre Israël. oui mais Sénégal commencé woon na loolu ci embryon. voilà maanaam Mamadou Dia bu fi ne créé woon na ay SAER. waaw mooy centre d'expansion rurale. waaw am coopérative yi ñu def foofu. mais loolu yëpp ñu démantelé ko. waaw parce que dafa commencé woon indi ay résultats. mu am ñu nekk ci biir nag ci biir. askan wi seen bopp combattre loolu. parce que problème bi de fond mooy même boobu bëggee changer sa askan ñi nga nekkal ñoo lay xeex ci biir système bi pour mu bañ a jóg. parce que loolu am na day fekk rek parce que boo gisee esclavage am. suñu maam yi ñoo doon yeneen maam yi waaw colonialisme bu amee dafa am ay gars yu collaborer avec la colonisation. ba léegi am na. xëy na ay wes yu bees rek la. boo demee conseil des ministres président waxee dara. kenn mun naa génn woo Macron ne Macky Sall bëgg na def lii. dañuy déglu suñu portable yi bu ñuy wax mu xam ko mu xam Google. donc système bi dañuy toog au profondeur système bi. am na ñi xam ne ñu collaborer ak système bi. naka la ñu ko mën a tase système boobu. li nga xamee ni convoqué na ko sànq même ci Max mën nañu ko convoqué ci loolu maanaam mbiru rapport de force tamit ci ay classe sociale day am. comme ni nga xamee ni nii noonu la ko waxee jamono ji ñu toll xaj na moo gën a favorable ndax comme ni ma ko waxee nit ñi nekkatuñu ñoom ñëpp ci àll ba. seen yoon nekkul ci mbiru politique lu dul lu ñu dégg yenn saay léegi conscience politique bi yéen ñëpp liggéey ngeen ci yokk na man jàpp naa ne loolu buntu la. boo xam ni mën na permettre kenn dootul mën a moytu yoon wi nga xamee ni moom la ñu tracé maanaam mooy yoonu gën a moom suñu bopp xam nga tey duñ ne tey nañ def révolution moom suñu bopp dagg lépp def déconnexion loolu waxuñu ne loolu la mais naka la ñu mën a liggéey ñun pour ñu ni jiite am fit ndax bu ñu gestoo dañuy xam ne am na nekk ci ginnaaw téye gaal bi kenn du ko daan loolu du ma nettali sax mais suñu kilifa yi waaw bëggoon naa ci dañuy tiit dañuy tiit yenn saa dañuy yox ñu am ci benn regard. waaw gis nga tey jii nii ñu ñuy wax ci réew mi ñu leen di tudde activiste. man d'accord ma ci boobu tur. jàpp naa ni war nañ leen gën a dooleel. parce que dooleel bi ñu leen di dooleel mooy tax même ñii tiital suñu kilifa yi di leen am fu ñu leen téye ñooñu am lu ñuy tiit
man jàpp naa ni par exemple muy manifestation bi ci mbiru homosexualité muy yooyu yëpp dafa baax ñu xam ne am na ci réew mi ñoo xam ni ñuy bañ te ñuy bañ nga xam ni bañ googu dina tax lu ñu war a defloo suñu président du ko ñime ñoom ñu xam ne président bi du ko def du ko ñime du ko def. mais ñu moo tamit ñiy bañ ñoo ñu infiltrer leen ci ginnaaw ñu nekk ci biir di bañ yàq liggéey bañkat yi. waaw loolu importance surveillance boobu dafa importance maanaam du doonul lu simple mais soo koy xool ci échelle u Afrique d'abord pour man pays anglophone yi tànn nañ ñu. non parce que soo xoolee ni nga xam ne noonu la ñu am lanteeg seen ancienne puissance coloniale ak boo ci génnee ay Afrique du Sud ak ay. ñi nga xam ne apartheid ils sont beaucoup moins assimilés ils sont beaucoup moins dépendants. ñun nag fi ñu jàpp dafa bari. waaw comme ni mu ko waxee dañ ñoo jàpp ci làkk. jàpp ñu ci école bi man toujours dama koy. éducation waaw da ngay gis am na foo xam ne ña nga fa taxaw. bépp soppi boo war a def. moo tax ma ne Sénégal dafa bëgg plan Sénégal éducation. waaw pas pays Macky Sall bi de plan Sénégal éducation. léegi kon loolu li nga xam ne nii moom la wax rek man loolu laa d'accord maanaam fulla il faut ñu am leader yoo xam ne vraiment dañu am nañu fulla maa ngi gis ay bunt ci loolu. bon même président Macky Sall yaakaar naa ni ba mu demee ba foofu même Paris wax yi mu fa wax wane na ne mi ngi bëgg a sonn ci fàttali ne système bi dafa war a soppeeku. mënul continuer nii mais man dama jàpp ne du ñun ñoo war a dem ci biir système bi di wax waa système bi soppi leen système bi ñu dañoo war a génn système bi wutal suñu yoonu bopp te yoon woowu. ci li nga ko xamee ni noonu la ko rapport alternatif génnee yoon bu mën a nekk la boo jëloon n'importe quel secteur moom surtout doyen secteur bi mu gën a xam agriculture fi mu nekk nii investissement yi ñu ci def depuis quelques années wane na ne suñu yokkee tuuti suñu loxo rek léegi ñu mën a moom suñu bopp am na secteur yoo xam ne déjà moom nañ ci suñu bopp kon moom sa bopp ci li ngay lekk déjà boo ko commencé moom sa bopp ci mbiru recherche xam nga recherche. ma koy fàttali. am solo. daaw ci biir Covid bi mosuñu déggee noonu chercheurs yi depuis ñu amee indépendance ba léegi chercheurs yëpp dañu mobiliser pour ñu comprendre mbir mi du point de vue social du point de vue sanitaire di leen woo président di def ak ñoom ay daje cour ministère yi def ak ñoom ay daje fi mu nekk nii loolu dafa mi ngi commencé na dellu. mais loolu laa bëggoon fa laa bëggoon wax est-ce que justement loolu liggéey boo ñu def si Covid bi. waaw est-ce que capitaliser nañu ko fii ci Sénégal. impression bu jëm mooy Covid dafa am ñu waxtaan ci xam xëy na gunge ko ba mu génn tuuti ñu delluwaat fa ñu nekkoon. waaw nekkatul sous les rampes de l'actualité. waaw mais am na fi mu nekk nii par exemple ba ñu commencé daaw xam nga livre bi daaw ñun ba Covid ba ca la génnee. ñu ne souveraineté et rupture. donc xam naa ne yëg naa ne. fi mu nekk nii am na ci kuréel yi nga xam ne moom la ñu sosoon université génne ay financement jox leen gaaw leen ngeen def ay recherche pour ñu gën a ñu comprendre yan yoon yu bees dañu war a jël. kuréel yooyu ñu ngi continuer di liggéey. mais pour man lu war a gaaw la léegi comme ñëpp comprendre nañ même ñi ñuy jiite nekk ci situation jiite dafa metti ndax yow yaay xam ya nekk ca biir lépp. waaye fi mu nekk nii nag war na am jokkaloo bu am diggante ñiy jiite ak activistes yooyu may wax ndax ñoo war a bokk lu ñu bëgg. te damay wax aussi activistes yi. souvent maanaam dafa alliance stratégique. dafa war a am intelligente alliance stratégique au lieu ñu naan jàpp nañ diw ñu déglu li diw wax ñu xam ne soriwul ak li président di wax. ñu pencoo nan lañ koy jokkale. lu mooy pencoo. gis nga même ñi nga xamee ni nii ñoom ngay wax sànq. daal di ne am na xaj na yenn basculement yu waroon am. bu yàgg xaj na ñoom ñoo ko nanguwul même loolu pour man fi mu nekk nii am na yu bees yu ci am tey jii nii damay wax souvent activistes yi ne leen seen meilleur allié moom mooy kilifa diine Sénégal yi. parce que kilifa diine Sénégal yi ma xam ñëpp am nañ jaar-jaar am nañ aussi taxawaay ak gis-gis yoo xam ne ni mën nañoo am maanaam benn genre cohésion nationale boo xamee ni li fi mu jëm mooy gën a moom suñu bopp. yaakaar naa ni tey jii nii xoolal potentiel bi ngay doon wax sànq ñi nga xam ne jànguñu demuñ ci école bi. potentiel boobu mi ngi fi ba léegi kenn exploité wu ko. absolument tey jii nii suñu autosuffisance mi ngi war a jaar ci tariixa yi man loolu la par exemple jàpp naa ko. mais justement ma fa laa bëggoon wax c'est Cheikh fu mu wax am na importance bu ñu génnee Covid bi man yaakaar naa ne bu ñu génnoon daal dañuy commencé di emblaver
la vallée du fleuve Sénégal état yi jënd ay machine emblavé ko nit ñi commencé liggéey ñu bëgg a bañ a jéegaani ceeb bu ñuy lekk ñu ko ne ba léegi importé ceeb dama am impression maire de mooy Covid bi xëy na leçon ci war a tiré guñ ci gis nañ ESP xale yi créé ay yenn kii machine à laver ci loxo yooyu gis nañ ci àll bi ñi nekk ay bay jagal créé ay machine ay Jakarta muy béy mais gisuñu gouvernement bi accompagner maanaam initiative yooyu de façon concrète indi industriel yi ñu koy defar xale yi di fabriquer affaire yi fii te ñu ngi continuer toujours di importer sa impression mooy Covid dafa am moom benn genre prise de conscience mais ñu teg ko ci suuf loolu la am impression waaw nit ñuy fonctionner la rek mais xam nga bëreet moom soppiwul àddina te ñun sénégalais dañoo mën bëreet maanaam bëreet jékki-jékki départ li xale yi di wax départ gaynde arrivé muus développement pas la boo xam ni dafay dafay yokk ci jamono mais ñun plus jamono dem bu ñu déparé dañuy perdre te loolu aussi ay qualité yoo xam ni aussi suñu peuple yi dañ leen ko war jox gis nga xale ba nga xam ne dañ koy yóbbu ca daara ba boo amee ñetti at lañ koy yóbbu teqalikook ndeyam teqalikook baayam dem nekk ci dans des conditions yoo xam ni et du dara de soxorewuñ ko de mais dañ koy yar pour que ëllëg ak si biir mu am li ñuy wax léegi résilience mooy mu mën tàmm tumuranke parce que li chinois yi di wax ñu ni su fekkee ne da nga bëgg gouverner bu baax politique toujours da ngay préparer le pire boo préparer le pire maanaam li gën a yées nga préparer wu ci lu ñëw rek daanaka dafay nekk tawfeex donc culturellement maanaam ci bopp parce que li ñuy wax le siècle des Lumières bi muy ñëwee kan mooy kii presque le penseur du siècle des Lumières maanaam sur le plan épistémologique mënuma ko wax ci kii xëy na noonu laa koy mën a waxee mais mooy Descartes dafa ni par rapport au moyen qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire li muy wax table rase maanaam mooy da ngay jël sa bopp mel na lu ko effacer tant que effacé wuñ suñu bopp ci moyen âge du ñu mën dem kanam mais ñun defe naa ne waxtu table rase jot na ci ñun maanaam ñu jàpp ne ñun ñii la ñu jàngoon la ñu xamoon tubaab bi jàngal ñu ko ba léegi yooyu yëpp nañ jàpp ni daanaka du dara parce que yóbbuwuñu fenn dafa mel na bés bu ñu defee mel na lu def jéego dañuy delluwaat ginnaaw ñu ngi woon ci ay taux de croissance de 6% tey jii ña ngay ñefe pour ne pas descendre en dessous de 0. waaw mais taux de croissance nga xamante ne. waxin la bitim réew moo ko décidé. moo lay wax yow sa économie nii la doing business machin truc man bi nekk Fouta yore sama marmite luy doing business si man. est-ce que su ma yeew suba am naa ndawal pour dundal sama njaboot. waaw loolu mooy doing business. mooy xalaatin bi ma lay wax maanaam bu xam nga xalaatin. dafay sukkandiku ci méthodologie moo lay wan ni boo bëggee natt nangam ak nangam nii nga koy natte. mais ñoom ñoo décidé indicateurs yi ñoom ñoo ko décidé. waaw moo tax ma ni la yow décidé woo ko. moo tax ma ni la. waaw suñu bëggee avancer mooy li ñuy wax maanaam alternative maanaam leneen. alternative leneen laa koy mais est-ce que leneen li du lalu ci éducation. parce que wax nga sànq. waaw maanaam mooy bu ñu bëggee xale yi éducation aussi bu ñu bëggee xale yi changé. pour man maternelle bi. dañu war a démarrer. waaw jàngal leen suñu valeur. waaw jël langue wolof bi xamante Sénégal bi du koy lakk. dugal ko ci enseignement bi xale di ci jàngee loolu. di xam kan mooy Cheikh Oumar Foutiyou Tall. kan mooy Serigne Touba. kan mooy suñu maam yi xamante ne dem nañu guerre valoriser suñu héros yi. bu fekkee histoire bi ñu jàngal suñu doom yi. histoire bi tubaab bi bind. di naan Lat Joor dafa daw kii dafa daw xale yooyu est-ce que mën nañu màgg am fierté. parce que fierté mooy yore dignité xale moo koy tax bu jongantee mu am lu mu génne dënnam teg parce que gis nga États-Unis bu Trump génnee ne American first again. waaw dafay am lu mu joué ci mentalité American first waaw. mais fii bu ñu gisee suñu njiit yi seen bopp tubaab bi bu ñu taxawee nu ñu comporté di gërëm tubaab bi day am njeexital askan wi. waaw dañuy xam ne suñu njiit dañu am complexe tubaab bi loolu day am complexe ci nit ñi. dëgg la Alassane xam nga balaa ngay balaa ngay bëri na nañu boo bëggee dem palais da ngay dem benn tubaab fale fekk France nag amul sax léegi costume cravate bu fuggee palais gaa yi ubbil ko. waaw loolu moom Sénégal bi nekk fii mënul dugg palais. waaw moom mooy fay président bi. waaw léegi maanaam ci loolu. il faut ñu débat yooyu moom dafa importance. Alassane. waaw ñee jàngale. waaw la ñu war jëkk jàngal. maanaam seen bopp seen xalaatin seen jëfin. il faut que ñu seet ko. donc gune yi nga xam ne tey jii ñoo jaar ci daara yi
ñeneen beneen mode jàngalin ak yeneen méthode ak maanaam bu ñu lay wax na maanaam yar tarbiya tarqiya et cetera yooyu yëpp ay concept la yoo xam ni dafay correspondre ak niveau éducation bi donc loolu dañ ciy dellu si mais beneen bi ma bëgg a wax mooy affaire mbiru activiste yi dinaa ci ñëw parce que activistes yi foog ñu def ci ndànk tuuti parce que ñu ci bari ci ñoom tubaab yooyu tey jii nga xam ne bu ñu bëggee tas suñu réew yi fa la ñu jaar di leen financer valeur tubaab bi tey way démocratie transparence bonne gouvernance nangam ak nangam na alors que même ci tubaab yi démocratie bi boo demee États-Unis le système politique du benn ka bi am France boo demee Allemagne bokkul ak bi am France bokkul ak bi am États-Unis donc ñoom nangul nañ seen bopp ni mën nañu am ay yoon yu bokkul États-Unis mën nga ëpp baat te doo nekk président gis nañu seen culture ak seen réalité pays qui est un presque un état continent que noonu la ñuy doxee Chine am nañu beneen méthode boo xam ni tey jii li ñu gënoon arriéré tey jii presque la première puissance économique du monde Chine la kon nag ñun ñii suñu bopp il faut que activistes yooyu aussi ñu def ci ndànk parce que am na ci ñoo xam ni tubaab yi ñoo yore télécommande yi naan leen def leen tas leen jaxase leen ñu jaxase ba te léeg-léeg sax nguur yi dañ leen di ragal parce que xam nañu lëkkaloog tubaab yi am na si ñoo xam ne fii bu ñu leen tëjee ñetti fan ñu bàyyiwaat leen alors que am na ñeneen ñuy def leen bu ñu ko defee mën nañ def juróomi weer ci kaso bi activistes yooyu nag du ñi tubaab bi rek di manipuler am na ñoo xam ne aussi réew yooyu ñuy wax dañuy promouvoir djihadisme ak yu mel noonu ñu ngi ci seen ginnaaw te tey ji am na ci réew mi kon nag ni impérialisme ni social impérialisme mais encore moins impérialisme arabe parce que boo gisee tarixa yi am doole et particulièrement tey ji le mouridisme mais Cheikh Ahmadou Bamba presque une révolution culturelle la def donc révolution culturelle boobu ñuy wax maanaam soppi doxalin ak xalaatin ak ni ñuy approcher suñu àddina maanaam ni ñuy produire et di reproduire kooku tubaab rek laa koy mën wax maanaam suñu culture kooku mooy li jiitu tant que révolution culturelle boobu defuñu ko dafay jafe ñu génn ci li ñu nekk. mais est-ce que révolution culturelle bi Cheikh dafay jaar ci éducation bi à la base ci daara yi ci école yu ndaw yi ci préscolaire bi ñu jël suñu culture bopp lu ñu gëm ñun du baax si ñun ñu génnee ko jàngal ko suñu doom yi ñu xam ne boo taxee gënam tubaab am nga fierté nekk ce que tu es. Alassane loolu pour man dootul sax wax ji parce que dama la dégg nga répété ko depuis RFM depuis feneen ci sonn ñun ci suñu bopp mais même gouvernement bi réew mi def nañu ay états généraux def ay assises de l'éducation assises nationales def lépp fu ñu mës a dajee wax bii dañ naan moom la ñu war a def li ñu war a laaj mooy lu tax duñ ko def. waaw man de moom a jaaxal. li tax duñ ko def mooy li tax duñu def leneen yëpp rek mooy audace bi jàppale bi nga xamee ni moom la réew mi war a jàppale njiit yi mu am benn cohésion nationale benn pacte national. jëm ci ay mbir. benn consensus pour man loolu moo war a am fii Sénégal moo war a am ci yeneen pays Afrique yëpp te ñu bañ a fàtte soppi bu Sénégal soppi te ànd ko soppee ndoo ko moom ak yeneen réew yi. du am njëriñ donc loolu tamit bokk na ci li raza bi génne. da ngay yomb xeex. stratégie boo mënti génne tey te nekku leen say nekk continent bu am doole moomal foofu xuloo ak ñeneen ñi jar na sax xuloo ak ñeneen ñi wala leen dañu bëgg d'abord moom suñu bopp comme ça suñu jëflante nekk jëflante d'égal à égal loolu ci boppam moo des loolu nag comme ni wax pour man sama gis-gis ak sama xool xaj na xool ca kanam tuuti mooy mi ngi ñëw mooy prospective. waaw mooy dinañ yegg foo xamee ni dootul mën a ñàkkati. c'est obligé. d'abord d'un point de vue démographique danañ dem ba nga xam ni jeunesse bi dana bari ñu sakkan ci comprendre ne lii mënul ñàkk ba ñi ñuy jiite dootuñu mën a def leneen lu dul loolu danañ ci yegg wala boog violence yu bari yu metti am ndax xëccoo danañ yegg foo xam ni suñu ñi nga xamee ni nii ñoom ñooy suñu ay secteur économique dana am ay progrès man jàpp naa ne ba fi mu nekk nii ñu ngi def ay progrès wala ni ñu amee colonie woon Sénégal ni ñu bëggee ginaar dinañ am suñu autosuffisance ci ginaar doo ko gëm. mais mën nañ ko def yeneen secteurs yëpp. yeneen secteurs meew bi
meew bi mais ceeb bi li nga xam ne oignon mooy bi gàncax bi mooy laltaay bi. waaw mooy effectivement ñu décomplexé. waaw décomplexé suñuy ay doom décomplexé suñu ay politique décomplexé suñu ay stratégie loolu ci boppam mënutul ñàkk yaakaar na dinañ dem ba nga xam ne réew mi ku jiitalul boobu programme kenn du la voter fa la ñu nar a jëm kon may continuer toujours di ci rafet njort. mais yow yaa ngi ci jox exemple. waaw ma jox la exemple. waaw yaa ngi sol yére bi xamante ne Sénégal fii lañ ko defaree. waaw yaa ngi sol mbax ne Sénégal lañ ko defaree. bu président doon sol suñu mbaxtu bi. suñu mbax loolu ne toujours nga wax costume karawaat yi ñuy sol yooyu. xam nga yëpp day exemple day tax tailleur yi mun a ñëw yére yu bëri. day tax Sénégalais yi mën ñëw des pièces xamante ne si réew mi lañ ko defaree ñoom nag usine bu koy defar. waaw mais bàyyi président ci loolu nag. parce que président xoolal costume yi nag dafa ëpp. non yàlla tax may wax. ki ñaw lii waaw moo njëkk a ñawal président avant président di nekk président. danañ kon di sol yi. waaw exemple bi en mooy. tout cas conseil des war ministres war na ko voilà waaw te man bi ma ko fekkee këram fekk naa mu sol ko léegi nañu góorgóorlu. waaw effectivement ci ci demee loolu ci ñun table ñëpp yi table yi tey jii nii bàyyi di naan Evian naan Kirène ou bien naan la Casamance. tey fii lañ ko yaakaar defee naa ci ni réew boo mi. duggee ci Importance. saalu séminaire waaw fi cravate yi ëppee woon waaw tey jii nii boo fa demee waaw yére wolof yi ñëw nañ ko continuer. boo demee ci école yi même chose donc mi ngi ñëw moom laay wax c'est-à-dire avancé yooyu mi ngi ñëw accélère la cadence. mais léegi suñu dellu see tuut ci raza bi waxul leneen lu dul lii ñu wax maanaam dañu wax ne il faut ñu am ñu combiner 7 dimensions dimension bi nga xamee ni moo ci jiitu mooy dimension culturelle absolument dootul nekkati ca ginnaaw c'est fondamental. maanaam dootul moom mooy laltaay mooy lépp. suñu koom ak communication culture et communication. voilà laltaay suñu koom naka la ñu war a doxalee suñu koom lu ñu war a produire lu ñu war a lekk lu ñu war a naan loolu suñu culture moo koy laltaay li ñu ni ñuy defee politique suñu culture moo koy lal ni nga xam ni nii noonu la ñu war a même tërale suñu industrie suñu mbayin lan la yan secteur la ñu war a dooleel pour mbay mi doxee fa suqaliku loolu yëpp suñu culture la war a lalu xam nga loolu renversement de paradigme la moom la li nga xamee ni nii changement de mooy paradigme. raza waaw renversement tu as l'impression d'être statique. waaw maanaam mooy xam nga jàllar bi. changeant li ñuy wax révolution mooy li ci suuf nekkaat ci kaw. non mais même système. par rapport ak tubaab bi moom ñun dañuy renverser waaw dañuy renverser. dañuy assumer renversement boobu non rupture bi mënut a ñàkk ànd ak renversement parce que la ñu jiital ñoom mooy produit intérieur brut looy produire ku produirewul bokkoo nañu produire di produire ñun li ñu est-ce que boo xëyee suba est-ce que li nga produire ngay njëkk a xool wala sa bien-être ngay njëkk a xool donc concept la dañu war a wëlbati maanaam conceptualisation bi ba nga xam ni lii doon seen priorité ñoom xaj na mën a doon bañ a doon suñu priorité ñun loolu yooyu jàngat pour man warul yem ci jàngat bi dafa war a am jeexital ci politique yi tous les jours ñi nga xam ne nii noonu la ñuy tëralee suñuy politique mu ciy am jeexital ba tax tey jii nii boo doon tëggaat programme éducatif bi buñ ci dellusee da nga xam looy jiital door cee teg leneen donc pour man foofu la révolution douce war a jaare pour man am na ay ressort yuy wane ne révolution douce boobu potentiel bi vraiment ça s'exprime plus que jamais dans nos pays pour man nag loolu la ñu war a gën a jëmmal ñun nag domaine bi nga xam ne moom la ñu ciblé mooy rapport yi xam nga rapport dafa am solo parce que dama leen di déglu yéen ñëpp homme politique yi saa yu rapport génnee Banque mondiale FMI ñëpp dañuy convoquer rapport yi ñu ne wax nañu lii wax ñii ne non rapport bi lii la wax domaine rapport dafa amul taxawaay bi am bu am solo dafa am charge idéologique dafa am charge idéologique dafa am charge symbolique ak stratégique boo xamee ni dañ koy fàtte tey bu rapport du business génnee ñu wax fi yëpp suba conseil des ministres nañ ci wax léegi ñun loolu lañ bëgg maanaam génnee rapport boo xam ni suñu dirigeants yi dinañ ci gis seen bopp mooy rapport raza bi war nañu discuter conseil des ministres conseil des ministres daal di ne ñii de li ñu wax ci mbiru souveraineté suñu souveraineté économique souveraineté monétaire souveraineté culturelle souveraineté industrielle léegi est-ce que duñu seet teg loolu di natt suñu bopp lu ci nekk lan mooy jéego yu ñu ci war a def pour souveraineté boobu yokk ñun foofu lañ bëgg muy Sénégal muy feneen ci Afrique ak même institution continentale yi ñu am jéego boobu loolu mooy xam nga yéen da ngeen génne rapport bi
ñi xamante ne ñuy ngànk suñu réew yi nelawuñu. dañuy jël seen rapport lire ko. waaw xam foo leen jëm. te xam naka la ñuy créer maanaam ay alternative ci seen rapport. bu bañ a fës. mooy mbirum communication ñu wax. mbirum cinéma bi fii ci réew mi. mbirum rajo yi. ñu ñëw créer ay rajo. créer wolof di ko wax nit ñi léegi di jël ay sénégalais di wax loolu. te contenu yi gouvernement bi xamul lan lañ ciy wax. bu yore fii créer rajo fulful bi. di wax pël est-ce que nguur gi xam na contenu bi lan la. kan la ñuy waxal ak fu ñu jëm. bu France 24 renforcer ay possibilités ni rajo français rajo chinois yi def wolof. canal génn benn chaîne tout suñu jënd suñu culture. est-ce que nguur gi xam nañu réellement lan la ñu war a def est-ce que du stratégie pour neutraliser toute velléité de souveraineté ci loolu. waaw parce que ñoom yàlla moom sa kàllaama moom sa réew ak a wér li nga wax dëgg wér péng la donc déjà lii jéego la waaye nag beneen jéego bi mooy dem ba yii ñu koy def ci kàllaama yi parce que fi mu nekk ñi nga xam ne mën nañu jàng tubaab rek daanaka ñooy kii rapport bi te mooy ko faram-fàccee te ñu néew lañu. loolu yëpp ñu ngi ci ñu dem ba mujj gi rapport yi ni ñu koy bindee ci tubaab ñu koy bindee ci kàllaama yi ci réew mi yëpp parce que même gis nga diine ji li ko gën tasaare ci réew mi traduire aussi mooy woloftal bi di ko bind ci wolof di ko bind ci pulaar ak yooyu suñu mag ñi noonu lañ doon def dëgg la et léegi déggatoo presque ku ñëw di waaraate di wax fu mu tollu arab léegi ndam nit ñi mooy làkk wolof maanaam contenu yi la ñu gën a jox doole que forme bi da ngay ñëw jàngal nit ñi ci seen diine ci seen kàllaama mu leer ci xale bi bu nekk alpulaar wala mu nekk wolof wala mu nekk joolaa boo ko bëggee jàngal wàññi daf koy mën ci lu gaaw boo ko jàngalee ci làkk waaw mais ñu la noot waaye boo naan que d'abord il faut que mu xam lu mu tekk ci tubaab waaw léegi Youssou ñi la noot bu ñëwee si sa kàllaama yow sa kàllaama bopp mu jël ko waaw jël say nit sa biir réew waaw di jàng sa kàllaama di wax ak yow waaw am nag luñ ci tënk di wax ñoom suñu gis-gisu àdduna waaw naka ban taxawaay la réew mi war a am ci loolu waaw taxawaay boobu mooy taxawaayu fexe ba kàllaame bi gën tasaaroo ci réew mi élite yi nga xam ne ñoom tey jii ñoom ñoo fu ñu toll di wax tubaab fekk na peuple bi réalité bi échappé na leen ñooñu aussi gën a privilégié di wax suñu kàllaama yi parce que kàllaama dafa damay dellu soit toujours Cheikh Anta nee na en français la culture et le levain de la conscience nationale levain mooy comme levure maanaam boo ko defee ci farine ni mu koy gonfler moo koy tabax moo koy tabax et puis moo koy doxal mooy presque espèce moteuru conscience nationale moo koy funkil et fi mu nekk nag suñu réew yi suñu gouvernement yi ñu contrôlé wul bari na yi ñu contrôlé parce que tubaab yi ñoom toujours dañuy bëgg di ñu moom te moom bi nag ñoom dañu dynamique parce que lu jamono laaj rek dañuy adapté wu ñu xalaat ko bu yàgg loolu mooy prospective waaw mooy prospective dañu anticiper et te loolu nag ñun tant que ñu ngi nekk ku ci nekk ci sa béy suñu genre réew yi du ñu mën def am contrôle boobu mais Cheikh constat boobu bu ñu ko defee mooy dañu kon Sénégal am gaz pétrole ak yooyu gars yi ñëw toog de façon intelligente occupé réew mi jël langue nationale yi commencé ci liggéey est-ce que en interne ci rapport yi gis nañu fësal nañu loolu mun naa recoloniser réew mi ci mbirum suñu propre langue te ma ñëw utiliser sa langue gën laa moom muy livre bii nga xamee ni ci Sénégal rek lañ ko consacré man wax dëgg neex yàlla liñ ci war a def ba contrer loolu yëpp def nañ ko ci léegi comme ni mu ko waxee nangul naa ko livre yi war na nekk ci wolof nañ toppandoo Boubacar Boris Diop ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo abandonné français mais loolu tamit du nekk tey suba mu dox ndax bari na ñoo xam ne fi mu ne nii boo leen tegaloon wolof duñu mën a wax ci français duñ ko mën a wax duñ ko mën a lire waaye danañ fexe xam ci émission yu mel nii xam li waral loolu waaw France lu ko jaral jëli xaalis def ko ci francophonie waaw jaral nguur gi def ko alphabétisation dëgg la foo demee alphabétisation xam naa sax li ci nguur gi abandonné li ci nguur gi def bari na ci ay mais temps des na lu bëri mais ba tey efficacité bi alphabétisation bi des na ak ban làkk aussi la ñu war a def suñu alphabétisation parce que dañuy def ci alphabet jàmbur wala dañuy dem jëli alphabet boo xam ne moo ñu gën a jege gën fee yàgg gën fee am ay reen loolu tamit question la mais pour man li nga xamee ni nii war nañ koo def pour récupérer suñu souveraineté ci domaine yi yooyu yëpp mi ngi ci rapport yi waaw
li ñu lay sant bu baax ci lii ngeen def maanaam fexe c'est normal. ci plateau yi. xeex bi nga ñun xamee ñëpp ni nit ñi ñi ngi koy seetaan di ko déglu luñ ci mënta liir it ñu dégg ñun ñu wax ko. loolu dafa am solo. moo tax ñu jàpp ne bëgg nañu muy président de la république muy suñu décideurs yi jot ci rapport yi ñu defal leen ci ay notes ñu xam li nga xam ne lu wax wóor na ma ni du sorente. du sorente lool ak ñoom. waaw mais jot yoon ko yu bees yi nga xamee ni bëgg nañ koo jël. jot ko jëfee ko. parce que ba tey plan de relance. waaw man loolu bëgguma ko dégg. sooy relancer dara day fekk. nga lancé wu. la nga lancé. dem jëmoon fu baax. mais li Covid bi wote mooy la ñu lancé. li ñu yóbbu mooy endettement mooy gën a yokk suñu dépendance mooy gën ñoo tàqale ak suñu société donc loolu dañ ko war a wàcc def rupture. donc plan de rupture contre relance. jàpp naa ni fi mu nekk nii ci diggante boobu war nañ ci mën a trouver suñu yoon. mais wax nga rapport yi est-ce que rapport yi ñoom bu ñu ko liiree duñ ko dugal comme nu ñu def rapport yi rek bu ñu ko amee teg ci kudd bi ñu dugal ko ci maanaam ci tiroir yi. loolu de moom xaj na ñu laaj leen ko. non loolu defe naa ni duñ ko. club Sénégal émergent. waaw kooku duñ ko def bi njëkk mooy kuréel yu mel ni think tank yi nga xam ni doomu réew mi ñoo ko sos ak africain yi il faut que d'abord gouvernement africain yi di leen jàppale. liggéey ak ñoom comme ni ñu jàpp non seulement di leen jàppale mais di liggéey ak ñoom comme ni ñu war a jàppale ñi nga xam ne comme yéen a nekk ci wàllu communication. pour que ëllëg ak si biir ñooñu jóge bitim réew duñ leen ëpp doole ci réew. parce que yéen bu ngeen ëppee doole ñooñu même bu ñu leen ëppee doole mais am na moyen yoo xam ne bu ngeen ko amee rek yàq bañ doon def ak lañ doon def duñ ko mën. c'est la même chose pour li ñuy wax think tank yi maanaam africains yi nga xam ne dañuy dajaloo di xalaat di kii parce que lii ñuy wax yow boo ko tënkee xam nga lu mu lay indi maanaam li Samir Amin di wax développement autocentré. maanaam suñu développement ñu sukkandiko ci soxlo réew mi di ko xalaatee ci xalaatinu réew mi. bu fekkee ni fale ma def fa benn piste moo gën ma def fa autoroute. d'accord dama fay def piste. Youssou yow dafa mel ni da ngaa lire rapport bi ndax rapport bi Samir Amin lañ ko tuddee. moom bokk na ci ñi ko initié. voilà dernière activité bi mu def. avant muy wàññeeku. Raza lancement wu Raza 0 moom la ko def. donc yow dafa mel ni lire nga rapport bi ba pare waaye xamoon naa avant ne dinañ bokk ay convergence jëm ci loolu donc maa ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi. di sant mais man dama bëgg ci loolu mooy. li ñuy wax fii yëpp. ñu jëfee ko. parce que man dama gëm action. c'est-à-dire wax ji di bari dañu def. dañu commencé. xam nga loolu fu muy doore. waaw xam nga fu muy doore. waaw mooy d'abord suñu réew yi ñu xam ni espèce su jàppante bi ñu nekkee ci biir politique nga xam ne léeg-léeg ay minorités ñooy bëgg capturer ressources pays bi. mooy ñi nekk ci opposition comme ñi nekk au pouvoir. il faut d'abord que loolu mu dakk ñu xam ni tant que ñi ngi diviser wu ñi ngi xeex suñu biir. dañu dem fenn. d'abord unité nationale. absolument autour d'un programme boo xam ni dana mën suqali suñu réew yi mais aussi surtout danañu mën yóbbu vers li ñuy wax le panafricanisme véritable. nga xam ne d'abord dafay nekk un panafricanisme de pensée et d'action. panafricanisme de pensée bi nag mooy d'abord laytaayu suñu culture. mooy d'abord laytaayu suñu ay ressources humaines. balaa ngay jëli tubaab mu ñëw fale di la xalaatal même à compétence inégale. da nga war jël ki nga xam ne mooy sa doomu réew. parce que ki nga xam ne intérêt réew mi mooy intérêt am mais boo waree faju dem France faju wala nga dem États-Unis faju mais ka nekk fale Fongolembi wala mu nekk fale amul boobu préoccupation. la preuve réew mi takki 2 mars. tubaab la jël avion ñibbi seen dëkk de. d'ailleurs gis nga ni kilifa yi deewee. ni kilifa gis nga taux kilifa yi dee bi Covid amee léegi lu ko waral. mais ñi ci ëpp réew tubaab bi lañu daan fajoo ji. ñàkk hôpital. bu ñu toogee weer ñenn ñi demuñu tugal mais dañuy faatu. nañ defar hôpital yu fii dañuy tabax hôpitaux yu fii. alors hôpital bi nag aussi du jar nga tabax ko comme Val de Grâce. non hôpital bi. à la limite da nga koy adapter sa réalité. absolument su hôpital Val de Grâce day jar 50 millions xëy na yow à 500 000 francs war nga mën def hôpital boo xam ni comme cubain yi. set na am na médecins yu compétents et li ñu war a faje am na fa. et ensuite nit ki nga xam ne bëgg na faju mën na fa dem te du fay lu cher. donc li ma wax man leen il faut leneen. waaw leneen boobu nag dañuy sukkandi ci li am mais aussi ñu moytu
parce que ku amul xam-xam waroo jiite. te suñu réew léegi nag danger bi. mooy gis nga ndaw ñooñu ngay wax. damay wax ni dafa am li ñuy wax bëgg sa réew bu dof. ak bëgg sa réew boo xam ne dafa lalu ci xel ak xam-xam. waaw ak aussi ràññee. waaye xam-xam. parce que ñàkk ràññee ak bëgg sa réew bu dof. ca mbir ba la jëmee te mbir boo ko bëggee da ngay. mais xam-xam bu àndul ak pas-pas tamit du dem fenn. loolu moo tax ñu tardé tey. loolu wóor na waaw pas-pas mooy réew pas-pas mooy xam-xam. waaye xel ak xam-xam. waaw ñaar yee war a ànd. heure bi jot na waaye nag xam-xam. heure bi jot na. waaw heure bi jot na maa ngi gërëm di ànd ak Youssou Diallo di gërëm ni Cheikh Guèye bu secrétaire permanent bu RASA bu club Sénégal émergent. Youssou Diallo Assane Top maa lay jéggalu ci temps bi ma xam ne xaabal naa la ci jéggalu auditeurs yi leen ñaanal yéen ak jàmm.